mbokk yi asalaamaaleykum ni ñu koy defee suba su nekk seen magazine sans tabou ñu dellu si waat tey nekk rek si lancé bi ñu jëloon démb parce que ñiy defar Sénégal souvent duñ leen di gis duñ leen di dégg assez souvent politiciens yi la ñuy jox la parole mais comme ni ma koy di waxee dañuy démocratiser renouveler le personnel médiatique xool ñi nga xam ni c'est des acteurs de développement nekk à la base di liggéey pendant des années kenn du leen di xam souvent ñu fësal leen mën a waxtaan ak ñoom si seen jaar-jaar si itam parfois difficulté yoo xam ne que moom la ñuy di jànkonteel seen cadre liggéey seen vision pour que Sénégal mën a tegu sur les rampes du développement. alors si biir loolu jotoon nañ fi dem fi nga xam ni que ni moom mooy Kër Bakary Cissé nekk juste ci gannaaw Passy ci région de Fatick mais da nga koy jaar rek Kaolack dem commune nu Diegane Barka xool foofu c'est 23 villages yi ko composé naka la mbir yi tëddee naka lay doxee ci wàllu mbay ci wàllu set parce que président de la République 31 décembre bi ñu génn si discours am dafa wax journée de la propreté le 4 janvier ñëpp génn mais yëpp ñu gis ni que ni ci biir Sénégal am na ñoo xam ne que ni ñoom dañu anticiper woon loolu moo tax ñu décider dalal ces acteurs là de développement yi nga xam ne que ni seen coobare bopp moo leen si dugal yéene la seen bien sûr bu ñu am par rapport ak fa ñu jógee fa ñu fekk baax def si seen ay moyens bopp kenn fekku leen si donc démb ñu dalaloon ki nga xam ne que ni moom mooy Omar Faye ak mouvement développement alternatif tey ñu fas yéene dalal ki nga xam ne que ni moom Mohamed Nazir Cissé fekk baax foofu si commune bu Diegane Barka rawatina dëkk bi ñu tuddee Kër Bakary Cissé ba ñu fa demee moom nag fa woon il a fallu ñun ñu xool liggéey bi naka lay doxee yàlla ñu teg pour l'instant pour la première fois nag ñu dajeek moom fas yéene waxtaan ak moom yaa ngi si jàmm Mohamed Nazir. ñu ngi ci jàmm bu baax a baax. ñu ngi ci jàmm bu baax. naka yi tey. sant yàlla bu baax a baax. maa ngi tudd léegi Kër Bakary Cissé ak commune Diegane Barka mais dafa am ñaar yoo xam ne faaw ma démarrer que bu njëkk bi mooy opérateur économique nga. waaw buñ koy wax bi gën a simple commerçant. di dem ci àdduna bi di dellu si fu nekk nga dugg fa très jeune. tey ñu gis semaine bi passé ñu nii ginnaaw bi ñu yokkee mburu courant bi. yéen commerçant yi loolu dafay impacter seen liggéey. parce que da ngeen di produire di ngeen def ay chambre froide. seen ay produits foog ngeen denc ko denc bu baax. est-ce que loolu dafay jar tey yéen ngeen xoolaat lu ngeen doon jaayee benn. ngeen teg si benn dërëm wala ñaari dërëm pour mën a supporter li nga xam ne que ni mooy charge yi ñëw. waaw parce que noonu la demee lii problème bi courant bi moom bu xasee yokk rek moom ñëpp dañ koy yëg muy jaaykatu mburu beeg képp rek dañ koy yëg ci askan wi. moo tax foofu man xalaat bi ma ci am mooy ñun ñëpp ñu jéem ko prévoir mooy kenn ku nekk nga jéem a def mixé courant bi maanaam bu jëlee sa panneau solaire boole ko courant bi bu baax xañ na sa facture na waroon a diisee di ko diisee waaye bu baax loolu xam naa gouvernement bi il faut que ñu bàyyi ci xel daal ci problème mu askan bi moom wax dëgg yàlla. courant bi moom ak niñ ci mun a waxtaanee daal ba mu delloo siwaat fi mu nekkoon mooy li nga xam ne mooy li gën. waaw panneau solaire yooyu loolu. mooy mix énergie bi ngay wax. gis naa sax fenn foo ko def nañu dellu si loolu. mais tey yéen ñi nekk par exemple Dakar fii. est-ce que dina yomb ngeen installer panneau solaire parce que loolu itam dafa am njëg. waaw dafa am njëg parce que installé ko ci village yi moom moo gën a yomb def ko Dakar. moom moo gën a yomb def ko Dakar waaye aussi lu mun a nekk la nag lu mun a nekk la def ko Dakar waaye mu ngi commencé bi ngay rëdd sa kër nga préparé ko mu nga xam ne ni tey exemple boo paree da ngay teg solaire bi ci kaw. parce que tey kon nit mënul am courant bu Senelec ba pare tourner ñëw installé bële. si lépp mën na am. lépp mën na am léegi parce que tey bëri na commerçant yoo xam ne ñu ngi koy installé seen kër fii Dakar. bëri na lool macha allah. mais par exemple yéen seen magasin yi vu que da ngeen installé ak Senelec ba pare dafay difficile ngeen def bëri. day difficile pour ñu def ko. day difficile pour ñu def ko. mais tey. am na kenn ku ma ni ma que ni. dafa mel dañu bëgg boole commerçant yi ak askan bi. yow par exemple tey boo demee Chine jënd ay marchandises ñëw. ñëw fekk ñu yokku. taxe douanière ñëw fekk ñu yokku. li nga xam ne moom mooy courant bi est-ce que di nga mën a jaayee. prix boo xam ni que ni. maanaam jëndee fukk jaayee juróom loolu moom kenn xalaatu ko. d'accord xam nga foofu benn lii problème bi sax dafa am ci loo xam ne gars yi ñoom li ci suuf rek lañ gis boog. muy courant bi waaye mën nañu wax sax supposons courant bi mooy li ci gën a ndaw.
tey dama lay jox exemple rek boo xoolee tey septembre boo xoolee bat bi mu ngi nekkoon 48 pour l'instant décembre bi mu ngi nekk 35. tey boo demee différence 48 à 35 foofu am nga différence 5 points. léegi 5 yooyu tey boo ko multiplié woon par 100000 da lay jox boo ko multiplié woon par 300000 euros da lay jox 500000 bat 500000 bat yooyu tey nga multiplié ko par 20 da lay jox 30 millions. te yow ti marchandise boo xam ne nii jënd nga ko rek bi nga demee di changer sa monnaie rek perte nga foofu 30 millions te marchandise bi ñëwagul. moo tax loolu tey bu ci courant bi ñëwee ak leneen ak leneen kii rek marchandise bi day seer te aussi ni courant bi yokkoo douane bi noonu la yokkoo mooy tey yokk bi de moom ci 3 parties la waaye xëy na sénégalais yi nag li ci ëpp ñoom courant bi rek la ñu gis parce que xëy na ñoom foofu la ñu xool wala seen xam-xam foofu la toll waaye daal yokk bi moom dafa. ci wàllu douane bi véritablement yokk am na. parce que dañ ni yokk na dañu appliqué rek dafa am lu ñu leen doon may mais léegi dañu appliqué dëgg-dëgg li am moom mooy tarification. wala tarification bees la. non douane bi moom yokk na loolu moom ñëpp sentir nañ ko moom douane bi yokk na am na 12% yu ñu waxaat ni nag dinañ ko ci yokkaat. encore waaw beneen 12% neneen dinañ ko ci yokkaat. kon yow Ousmane tey boo doon jógee fii. war a dem beneen réew pour jëndi. faaw nga xalaat 12% boobu. il faut nga lu mënta ñàkk la loolu il faut nga xalaat ko il faut nga soraale ko parce que kii douane saa yu yokkoo rek ci askan wi lay yokk parce que askan wi moom lépp lu mënta xaw rek ñoom ñoo koy yëg parce que lii problème bi. nit ki moom ak looy mënta jëndee tey boo ñëwee. lan ngay njëkk a def nga xool sa fere boo génne fere yi ba pare ngay doog a mën a xool ne kon di lii laay mën a jaayee. moo tax loolu souvent rek chaque jour rek ci askan wi lay delluwaat. mais kon 2020 moom bu ñu moytuwulee mbir yi dina tar. 2020 moom benn war nañ ko sóoraale bu baax a baax ci fànn yëpp nag parce que 2020 bi signes yi ci nekk dafa am solo lool ba nga xam ne nit ñi war nañ ci mun a bàyyi xel tey exemple xoolal ñu mu mois de sang wi léegi xoolal saako ngooñ rek mu ngi jar ay 3500 4000 te loo xam ne ay 1000 francs 1500 la doon jar kon bu ñu demee mois de août tey wóor na la wóor yàlla ne saako ngooñ ni day yegg 10 000 te saako ngooñ bu seeree rek xarum tabaski dina seer moo tax 2020 bi moom wax dëgg yàlla. parce que man loolu moo ma jaaxal Kidira laa jógee. mais boo demee ba ay côté Goudiri. foofu saako ngooñ mënoon nga ko jënd 1500 boo ñëw Dakar indaale. mais actuellement boo waxaalee. buñ la wàññil ba wàññil juróom-benn téeméer la 3000 francs. ko ki ko jënd foofu 3000 francs bu ko indee Dakar mais bu koy jaay. ak transport beeg yam ciy dugal yëpp. il faut que 5000 bi day mat li mu koy jaay 5000 bi day mat Dakar moom 5500 sax. man sama soxna dafa am mu ngi yor ay xar barki dem rek jënd na saako ngooñ 5500. c'est-à-dire que yow li ngay xool sore na mooy tabaski moo tax moom foofu moom loolu maa ngi conseillé bépp sénégalais boo xam ne mën nga ko ak lu mën a xew rek na nga même donte la mboote nga mën a jënd ko nga tigaale en attendant parce que tabaski ren jii moom yàlla rek moo ci mën a def beneen solution rek waaye 90% daal gëm naa ne dina seer ba jaaxal nit ñëpp mais parfois dañu naan que ni li ñuy yokk ci taxe douanière yi mooy les produits de luxe mais yi sénégalais yi di consommer souvent loolu kenn du ko yokk mais commerçant ñoom dañuy jël bu ñu yokk lépp la ñuy yokkandoo par exemple bu ñu yokkee benn pourcentage ci parfum duñ ko yokk ci ceeb duñ ko yokk ci dëwlin est-ce que loolu am na. loolu de man wax dëgg yàlla gisuma ko parce que li ma gis mooy pour le moment am na luy commencé yokk ndànk-ndànk diwlin commencé na yokk. te aussi dafa am ci loo xam ne nii moom yaakaar naa ne amul benn expert boo xam ne tey yow am nga ko xam-xam ba mu mën a def ne lii naka nii lañ mën a def ba du yokk parce que marchandise bi su manqué rek seer loolu moo waral gerte gi seer moo tax diwlin bi commencé na yokk te moom tamit dina gën a yokk waat xoolal pour le moment samedi bi passé gerte mu ngi doon jar parce que 300 francs te gerte léegi mu ngi doon jar ay 210 heure bii ñu toll mu jëree 300 francs kon xam nga ne feek 2 mois 3 mois ci kanam dina yegg 500 francs te bis bu gerte seeree rek nu mu seeree rek diwlin bi noonu la seeree parce que diwlin bi boo xoolee ñëwoon na 14250 ñëw 16250 pour le moment mu ngi 20250 Mohamed Nazir yow laa am chance waxtaan seeg yow am ngeen seen benn waay Ousmane parfois bi bokk na quoi yenn saa yi ma waxtaan seeg moom dama naan que bu ñu xoolee yéen yi dafa mel ne commerçant yi dañu soxor et pourtant li ñuy def li may wax rek jëndee fukk jaay juróom amul fenn dañuy voyager nga war a fay hôtel war a fay douane ñibbisi sa cantine da ngay fay employé ay nit
taxi yi même si cantine ba nga nekk. ak mairie ba nga nekk yooyu da nga koy fay. te tu es obligé booy defaraat sa prix yooyu yëpp nga mën ko si dugal. donc côté boobu am na si yërmande bu commerçant yi def boo xam ni duñu koy di wax souvent. lu bëree bëri benn xam nga mbir mi tant que nekk ko ci biir terrain bi rek di nga mën a des a comprendre. waaye commerçant des fois sax dina jaay di perte. parce que commerce bi léegi foo natt difficile bi rek wax dëgg yàlla yegg na ko lan moo ko waral tey boo xoolee lu mel ni indien yi lu mel ni chinois yi turquie yi ñëpp a ngi ci biir te aussi yow boo chargé ñaari conteneur ñett ñoom mën na chargé 10 ba 20 ba 30 mën nañ ko chargé yow boo ñëwee waroon a jaayee fukk ñoom dañu jaayee juróom te aussi ñoom dañ ciy génn li nga wax noonu ci taxi yi loolu c'est vrai lu am la mooy tey taxi yëpp boo xoolee dañ koy yokk léegi nii boo xoolee même patente bi ñu doon fay tey magasin 100 000 francs ren ñu ngi fay 150 000 loolu boo ci fayee ay lu mel 3 magasin 4 ba 5 xaalis bu bëri lay doon. finalement commerce nekk na loo xam ne ñu bari dañ si dugg. mais yombul parce que ni ngay calculer coût yooyu. kooku moom vraie expertise la. ah parce que lu mënta ñàkk la de parce que il faut que ñuy def calcul bi moo tax commerce yi moom léegi ñi ci ëpp solo laa la wax chaque année rek wala am na ñoo xam ne dañuy def inventaire 6 mois. am na ñoo xam ne dañuy def inventaire 1 an inventaire boobu moom da la mën a dimbale di la jàppale di la idée ci yoon bi ngay jaar moytu lii baaxul fii kat amoon na fakastal moytu lii pour parce que bu nekkee chaque jour rek li nga jaay yow yaa ngi koy arrêté di ci bàyyi xel encore une fois di nga mun di sóoraale lu bëree bëri daal. si mbirum commerce boobu ñu gis ni que ni ñu bari si yéen dañu jógee ci dëkk yu sore ñëw ni ngeen koy di tuddee si seen waxin mbapat. Parfois nekk ambulant yore table yéeg wut sa cantine bopp li longoloo daan woy ci woyam bi rangu ba dem ba taxawal li nga xam ne kenn moom mooy sa magasin bu bopp parcours la boo xam ni bu fekkee doylu woo te teeyuloo nëgg sa rex yi def si bare. da ci bëri lool waaye nag gis nga mbapat moom lépp loo mënta dem ci àdduna rek lu am solo la dama koy jox exemple comme sama bopp nii yàlla defal na bi ma jiyee ko parce que di ñëw fii nii 6500 laa yoroon. bi may ñëw Dakar 6500 laa yoroon waaye nag loolu lu ma mosoon a gëm la. parce que comme sànq ni ma la ko waxee ci xar yi rek di xalaat lu sori 6500 yooyu dama gëmoon ne tey bis dina ñëw mu yàlla yokk ko ba mu nekk ay millions bis dina ñëw yàlla yokk ko ba mu nekk ay milliards 6500 yooyu laa ñëw commencé ambila comme ni nga waxee mbapat dem marché Thiaroye di jënd di avancé noonu ñëw ba commencé ñëw marché HLM gi bi may dugg marché HLM wax dëgg yàlla benn 500000 laa fa yóbbu woon commencé ci cantine bu ndaw a ndaw pour le moment wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. Mohamed Nazir booy toog ba mu yàgg ngay fàttaliku loolu da nga naan ngóora la wala yàlla taxaw na ma wala ñaan yàlla waajur la. non ndimbalu yàlla moo ci nekk ak ñaan waajur wax dëgg yàlla sama papa moom xam naa ne xolam sedd na ci man sama yaay salaamam soosi moo tax loolu di wax dëgg yàlla ndimbalu yàlla la ak ñaan waajur bu si yow tamit nag nga mën a bàyyi xel sa bopp di góorgóorlu parce que ndaw Sénégal moom lu ci bëri pour le moment sax dañu ma xaw a tiital mooy ni ki yow bu nekkee da nga bëgg a nelaw ba ay 10 heures 11 heures midi ngay laaj ndekkee di xaar ak ku lay jox añ loolu wax dëgg yàlla dafa facilité ba mu yomb daal ba mu ëpp daal moo tax daal encore une fois ndaw yi foofu maa ngi leen di wax ne Sénégal ñu ngi wax ne liggéey amul fi waaye liggéey am na fi parce que dafa am ci ñu bëree bëri dañuy taamu métier parce que Sénégalais li ñu joxe ne li ñu def ne moo war a mën a mën a xaalis muy bureau man gëw ma ne loolu mënuñu ci am xaalis parce que bu xaalis moom ku ko bëgg demal ci ci suuf si nga bàyyi wala nga dem ci commerce bi wala ci leneen ak leneen waaye tey lu mel ni bureau moom wax dëgg yàlla salaire donc ñi ciy génn de wax dëgg yàlla man sax yéem nañ ma moom vraiment. ñu gis ni que ni ndaw yooyu fi nga fekk baax muy Kër Bakary Cissé nekk ci région de Fatick man moom seen découpage yooyu daf may jaaxal parce que Kaolack ngay jaar pour romb passé dem foofu. ñu gis ni que ni bi nga demee ba yàlla taxawu la. am na si ñoo xam ne da nga ñëw ni faaw man ma taxawu leen. kon ñii di jël gaal yi di dem. ñii di dugg si leneen. c'est comme si da nga ni man faaw ma jéem a taxaw pour organiser leen. waaw parce que loolu moom suñu bëgg-bëgg la suñu yéene la ak suñu xalaat la woon wax dëgg yàlla booy dem tey lu mel ni bitim réew di xool sénégalais nañ fay sonnee li ñu wax ne Barcelone wala Barsaq di seer bi li ciy liy dee ci sénégalais yi par année rek kenn mënu la wax nu mu toll loolu defe naa ne yow tey bu la yàlla nattoo loolu yëpp ngay dem waxuma la ñuy dee sax de waaye ñii di nga xam ne dem nañ ba yegg dund bi ñuy dund métti waaye
méttiwaay bi nu mu méttee rek yow bu nekkee nit rek war nga ci mën a bàyyi xel nga ne ah kon kan man fii laa jógee ko te fi ma jógee ko ay centaine de personnes war nañ fa mën a liggéey kon war naa mën fa jéem a créer lenn loo xam ne nii xale yi dinañ fi mën a jàpp pour liggéey fi te aussi wax dëgg yàlla loolu yàlla mu ngi ci may ndam te yaakaar naa ne foofu tey ay centaine de personnes ñu nga fay liggéey wax dëgg yàlla ñu ngi ci gis seen bopp yi. Mohamed Nazir Cissé, opérateur économique, président mouvement jàppo suqali suñu gox bi nekk Kër Bakary Cissé bokk ci commune bu Diegane Barka alors gis nañ ni que ni jeunes yi foofu bi nga leen di regrouper li nga njëkk def mooy dagg ay tool encercler ko ñu koy gis ci image yi mais yow bi nga ñëwee da nga boole lu bare parce que déjà da nga njëkk ñag après def ay barbelé taxawal ko ba nga xam ne jur gi doot fa mën a dugg pour mën a sécuriser loolu investissement yooyu si wàllu agro pasteur nekk na loo xam ne que ni lu diis la waaw lu diis la waaye nag ak lépp luñ ci mën a investir rek bu ko ndaw yi comprendre rek nangoo liggéey rek pour nga récupérer ko loolu du jëfe moo tax il faut que ndaw yi ñi nga xam ne ni ñoom ñoo tax ñu koy def noonu ñoom ñoo ci war a mën a bàyyi xel di ci góorgóorlu wax dëgg yàlla am na ci ñoo xam ne moom macha allah gàcce ngaalaam am na ñoo xam ne tey bu ñu génnee seen kër mun nga wax ne 8 heures bu ñu fa duggaatee 21 heures la wala 22 heures sax ba am na ci ñoo xam ne tey dañu taal lampe sax di arrosé te aussi loolu wax dëgg yàlla au début bi métti woon na lool waaye nag vraiment léegi nii moom yaakaar mu ngi am te aussi fépp foo xalaat rek ni mu ngi fay jógee ko parce que démb rek am na ku ma wax dëgg yàlla def na ma surprise sax parce que koo xam ne xamoon naa ko ci marché asalem mais fii ñëw ku ma dalaloon ñi ma dalaloon ci la bokk démb bi ma wooyee dama maa ngi seen kër maa ngi seen dëkk de dama fi ñëw ci tool yi pour liggéey wax dëgg yàlla mbégte la bànneex la ci man fa vraiment. waaw parce que gis nañ ni ñu bare ñi ngi dellu man lu ma marqué bi ma demee visite foofu mooy ci biir tool bi jigéen ñi ngi seen wàll góor ñi ngi seen wàll mais ndaw ñi nga xam ne tout tànk yi nga xam ne que ni ñi ngi fa di jàppale seen ay waajur imam Cissé mi ngi leen di jàngal alxuraan ci biir tool bi ça veut dire que ñi ngi boole ñaar xam-xam bi ak itam ñàkk jëriñu parce que boo xoolee Sénégal loolu bi ñu ko commencé wàcc rek la jafe-jafe yi commencé waaye tey comme sécurité liñ ci dépassé lépp ay centaine de millions wala centaine de milliards bu ñu yaroon nit ñi rek loolu yëpp xaalis boo am na fu mu xaj parce que tey wax dëgg yàlla man damay ñëwee asiatique yi ci benn côté éducation bi ñu am moo tax it nag loolu wax dëgg yàlla comme ni nga ko waxee imam ni mu koy defee noonu dafa nekk loo xam ne lu am solo la te yaakaar naa ne dina gën a yaatu tey bu ñu ko demee ba imam ni mu koy defee noonu gars yi ñu bëree bëri ñu ngi ñëw di foofu di ko visiter ñoo xam ne tey lu mel ni 23 villages yi ak lu ko dépassé sax ci même yeneen régions yi ñu ngi ñëw foofu di xool ñun installation bi ñu def ak ni ñuy liggéeyee ak éducation bu fa nekk moo tax éducation bu amee rek moom léegi tey jàmm am. loolu moo waral parce que loolu moom vraiment surprise la woon si man. ñi di jàng alxuraan fii nga dem dagg. hectares yu mag jox ko Baye Fall yi jox leen ndox. pour ñoom tamit ñu bay foofu. waaw parce que bi ñuy wax Baye Fall dafa am solo ci Sénégal gi parce que Baye Fall moom li ñuy wax Baye Fall dëgg-dëgg mooy ñaq jëriñu te aussi wax dëgg yàlla ñooñu. ñu ngi koy wane foofu ba nga xam ne ni wax dëgg yàlla yaakaar naa ne liggéey bi moom incha allah yàlla rek moo ci des léegi bu ci jàppee daal avancement dina am te aussi comme ni ma la ko waxee sànq rek Baye Fall yaa ngi fi taalibe kii imam mu ngi foofu ci beneen fànn bi te aussi nu mu gën a yaatoo rek nit ñi dinañ gën a bëri te yaakaar naa ne lu mel ni jigéen ñi tey am na te aussi beneen bi mu ci gën a frappé it mooy tey exemple dafa am suñu benn maam ñu ko wax maam Ablaye Cissé koo xam ne tey mën nga wax ne am dem na ba 65 ans 70 ans dem delluwaat ci tool yi di fa wane exemple boo xam ne ak résultat boo xam ne nii wax dëgg yàlla loolu lu ma frappé la parce que loolu ndaw yi ñoom dinañ ci jàngee bu baax a baax parce que dama seetlu Sénégal tey li ci ëpp dañu teel a retraité ma am 40 ans 50 ans ñoom ñu ne pare nañ daal dootuñu nekk ci lenn te aussi loolu boo xoolee tey dafa ma ci jox benn exemple benn suur ma dem dëkk bu ñu wax Turquie juma yaare léegi bi ma demee foofu Ersin ki nga xam ne nii ci beneen entreprise la nekkoon bi muy liggéeyee foofu laa la wax ba nga xam ne ni dem na ubbi entreprise am ku mel ni papaam mooy ñëw nekk ci entreprise te papaam ci polisu Istanbul bi la bokkoon léegi après ci laa jàngee foofu bi ma gisee Ablaye nag exemple boobu rek la ma jox moom. ñu seetlu ni ci wàllu investissement dafay di cher xam nga 23 villages ak bu ñu xamee commune boo xam ne 23 villages la ni ñuy tasaaroowee dëkk bu si nekk
kër boo si dem léegi ndox am na. ku si nekk am nga sa robinet. donc accès à l'eau potable am foofu. mu nekk investissement bu lourd. nan ngay def ba samp teen samp forage ak panneaux solaires yi. ba pare mën a gas fu si nekk mbir ma mën fa dem te nga mënoon ko defal sa village kese. gis la loolu vision la bu sore. waaw vision bu sore la toujours xam nga lan moo koy waral benn mooy tey exemple pour man nekk booy wut. bëgg a nekk ci jàmm da ngay fexe yow balaa ngay am lu la gàññi say dëkkandoor am parce que bis boo amee rek say dëkkandoor am rek di nga nekk ci jàmm waaye yow boo amee rek te say dëkkandoor amul baa nga nekk ci jàmm day xaw a difficile lool. moo tax foofu wax dëgg yàlla tey boo xoolee final bi ñu defoon sax 23 villages yëpp lañ invité woon ba nga xam ne yeneen 4 villages yi nga xam ne nii sax bokku ñoon ci 23 villages yi ñëwoon nañ bokk ci moo tax foofu tey exemple. ñu ngi ci investissement bi gars yi ñu ngi ciy jàpp tey wax dëgg yàlla tey liggéey bi rek mooy li am solo lépp lu ñu investir rek bu liggéey amee rek moom kontaan dina am xol dina sedd Sénégal dina ci joxe ko naat parce que ay fànn yu bëree bëri boo xoolee ren reboisement bi ñu def rek ay centaine de garab la ñu samp te loolu mooy li nga xam ne mooy li mën a naatal ëllëg réew mi mooy li mën a naatal ëllëg adduna bi parce que am na ci tey waxtaan yu bëree bëri yoo xam ne gars yi dañu dem di ko def ci kaw a kaw mooy tey fu mel ni Paris wala Berlin wala yeneen dëkk yu ko niru waaye pour ñu wàcce ko ci table bi ba mu dem ba ci fond au fond loolu mooy xaw a jafe waaye waxtaan bi bu ñu koy commencé si suuf rek mooy ci village yi département yi régions yi communes yi bu yàggee rek solution dina am. tey nit mën na tàccu mais sonn amoon na yaa ngi wax léegi reboisement. parce que bi ngay njëkk door da nga ma woo ku mel na Kéba. bi ma si waxtaan ak moom mu ne ma 300 pieds la indi. ni nañ leen jëmbat. mu ne affaire bi échoué ma yaakaar day bàyyi mu dellu si waat. non parce que àdduna bi ñu toll bu nekkee loo commencé rek doxal rek nga bàyyi loolu day xaw a am jafe-jafe parce que mooy li ñuy wax ne conseil dafa am solo ci doomu aadama loolu dama ko am wax dëgg yàlla. tey suñu benn mag boo xam ne ñu ko wax Jim Cissé fii la nekkoon bi mu fi jiyee ko ñëw foofu Saloum lépp loo xam ne ni papaam amoon na ko si suuf moom yàlla def na samp na ko garab ba nga xam ne bépp lu papaam amoon rek muy mètre ak lu mu mënta doon rek garab yaa nga fa. te aussi wax dëgg yàlla am na foo xam ne mën nga xoolee ne lii moyenne moo koy def waaye am na ci loo xam ne mën nga xalaat ne lii volontaire dëgg moo koy def. parce que suñ mag boobu tey moom loolu bi mu koy def moom yàlla dogalu doon sax mu mun a gasten tey satala yi nga xam ne moom la doon jàppee satala yooyu la doon root dem di ko arrosé garab yi te aussi boo xoolee côté boobu yëpp tey garab yi fa gën a mag moom moo ko fa samp. moo tax it loolu ñun ndaw yi tey bu ñu ko gëmee rek incha allah bu soobee yàlla Sénégal gi yëpp dina naat. investir baax na. mais investir fuy jur dara aussi. mais gis nañ que ni commune Diegane Barka amul marché boo xam ne mën na rapporter. donc assiette fiscale bi. ce serait bien ko kenn am na si kenn ku ma doon waxtaanal ku sant Ba. Sow mu ni ma man Gànjool laa jàngee. li nga xam ne que ni mooy mbayum kaani. mu ne ma bii mooy sama 3e récolte. foofu laa ko jàngee jaar Potou jaar Mboro door a ñëw. fi nga xam ni que ni moom mooy sama dëkk di ko fi def. mais tey doon na baax nit ki bu fekkee récolté na kaani boobu. fa mu koy jaayee au moins mu mën a fay même bu doon 100 francs même bu doon 200 francs. côté boobu itam doon na baax ñu développé ko ba nga xam ne que ni. commune bi la fay génn dina mën a servir ñu dugg ñu réinjecté waat ko si biir. c'est vrai parce que boo gisee comme li nga doon wax sànq rek suñu xalaat ak suñu vision yëpp loolu la parce que tey boo dëkkee ci commune yow lan nga mën a fexe def lan mooy doxal commune bi lan mooy doxal commune bi li ci ëpp solo première pas bi mooy nga am matière première li ñuy wax boo xasee am matière première bi rek tey mën nga créer marché boo créer marché lu nekk dina fa xaw xam nga tey exemple wala yàlla dugalee nga am soble pomme de terre mango ndaamaraas bi ak xeet yi ko nit du yëpp muy matière première bi tey bu aussi yàlla dimbali nañu foofu it comme ni ñu koy xalaatee ñu xam ne lii nii ñu dugg tey ku ci bëgg a am résultat bu baax a baax il faut nga am lu mel ni chambre froide parce que Sénégal boo gisee jafe-jafe yi ñu am yëpp des fois marchandise bi day late benn weer ñaari weer lay late li ci ëpp day yàqu loolu lan moo tax tey mu doon am jafe-jafe boobu ñàkk denc waaye comme que yàlla dimbali na ñun moo wax dëgg yàlla suturaal nañu am nañ chambre froide boo xam ne mu ngi ci yoon bi di ñëw loolu bu ñu ko installé rek bu si yàlla àndee dinañ am marché boo xam ne gëm nañ ne Sénégal yëpp dinañ ko coow ni ñu coowee marché jaww bi bu ci yàlla àndee loolu lañ bëgg daal loolu lañ yéene. parce que loolu xam naa ne Ousmane dinañ woon image yooyu muy chambre froide boobu nga xam ni mu ngeen bëgg installé foofu. parce que loolu dina permettre. bu fekkente ni que ni prix wàcc na.
ñu mën a denc production locale bi foofu. bu produit bi raaree si marché bi ngeen mën a commencer def écoulement bi. waaw mais si wàllu commercialisation bi foofu itam parfois dama naan gox bi sore na. mais naka ngeen di def ba nit ñi mën di jëlee foofu seen ay production di ko indi si marché yu mag yi. pour que li ñuy jaayee gën a mën a am doole. ngir mën a am doole waaw loolu ci départ bi rek mooy ndox mi nga xam ne moo waroon a coûter si moo waroon a seeral marchandise bi dëgg-dëgg rek point boobu yow boo ko réussir rek tey sa marchandise mun na bañ a seer moo tax investissement yi nga doon wax noonu sens bi foofu la nekk parce que lépp loo investir rek ba nga xam ne tey yow sa facture yi ni mu waroon a seeree tey loolu da lay wàcc bu boobaa tey boo xamee marché national bi nga dem wala marché international bi bu baax di nga mën a nekk ci compétition bi moo tax daal foofu yaakaar naa ne yoon bi fi ñu jël foofu la bu ñu ci jàppee rek incha allah dina baax daal. mais c'est que mooy nuyu Omar Samb bu Union des routiers nee na que ni mi ngi lay dalal di la féliciter belle émission merci Omar yéen tamit yéen a ngi dox seen waar parce que jot nañu seq waxtaan fii ci biir émission bi alors. léegi-léegi ma wax ma ni souvent dañ naan nit fa mu jëm du ko yëgle mais gis nañu ay mand yu ñu teg foofu bi ma laajte ma ne waaw mais lii pour stockage ndox la ñun ma waaw c'est parce que Nazir li mu bëgg mooy ñun ñuy bay ceeb loolu c'est possible parce que Sénégal suuf bi nangu na pour loolu suufu Sénégal yëpp ñoo nangu ceeb suufu Sénégal yëpp la rek te aussi jiwu yi côté bu nekk rek dafa am jiwu boo xam ne foofu moo fa war a gën a mën a dox boo fa yóbbee jiwu boobu rek jafe-jafe doo am Sénégal suñ suuf bi lépp la nangu dépassé na jëlee naa sax ceeb waaye tey lu mel ni tey pomme lu mel ni raisin sax gëm naa ne mën na kii parce que yàggul dara rek dem naa fi Tokyo jàll ba yaama na si bi ma demee climat bu ma fa fekk ñoom ñu ciy bay raisin climat boobu moom bi ma fekk Sénégal benn la parce que man ci climat bi laa koy jàppee bu ma gisee climat bi rek laa ne lii lu mën a nekk la te incha allah ñu ngi ci xalaat bu si yàlla àndee dinañ ci am tam incha allah. benn question bu ma Omar Samb Union des routiers di posé. nee na produit yi ngeen di utiliser dafa nekk ay produits yoo xam ni seen yàqu dafa gaaw donc chambre froide bi dafay ñëw ñu war ko installé foofu mais nee na nan ngeen di def pour gérer transport bi. ni ñuy def ba gérer transport bi tey yàlla dimbali nañu tey dëkk bi ñu nekk ci kaw tali bi la nekk bu ñu nekkee ci kaw tali bi rek tey bu baax 23 villages yëpp. tey kenn ku nekk tey li nga am yow tey boo ñëwee andi ci chambre froide bi léegi bu ñu demee war a départ tey bu baax benn camion ngay jëlee rek kenn ku nekk espace bi mu occupé rek espace boobu lay fay comme ni ñu koy defee conteneur groupage bi tey xam nga conteneur groupage yi jógee ko Siin par CBM la ko gars yi di fay ku ci mënta charger sa conteneur léegi transport bi après noonu lay demee bu baax coût bi du seer. beneen mbir ñu gis ni que ni 31 décembre président Macky Sall dafa ni. ñu ngi def discours am dañu bëgg Sénégal set le 4 janvier na ñëpp génn mais fekk na yéen ñaari fan lu jiitu loolu muy le 29 décembre da nga dajale ndaw yi ñu def seen final tournoi wu commune bi mais ñu profité waale si génne village bi gën a set. dafa mel ni donc dafa amoon compétition pour ñu seet ban gox moo gën a set. ci biir commune bi. lan moo indi idée boobu. idée boobu lu ko andi mooy li ma lay wax rek ci asiatique yi parce que lu bëri dañ fay dem gis seen dëkk bi ni mu organisé dëkk bi ni muy setee te aussi li Olof Ndiaye di wax ne nit ki li muy jàngaan ne rek loolu lay tëri moo tax loolu ñun waxoon nañ ko mois de juin lañ ko déclaré woon ne buñ demee kat ba nga xam ne tey yàlla dogal na ñu mën a def benn final benn coupe boo xam ne dañ ko tëggaloon 23 villages yëpp parce que mbir mi boo ciy dugg ki comprendre moom day xalaat ne kii kat da ko ñëw def pour kaf ak ree d'accord kaf ak ree ci la bokk waaye dafa am message yoo xam ne ni dañ ko waroon a jàllale pour ndaw yi comprendre ko mooy message yooyu il faut que ñu mënoon a organiser loolu pour bu mun ko def moo taxoon ñu def ñetti coupe bii ci jiitu ñu doon village bu gën a set loolu defoon nañ ko kët ba kër yi ñun defe naa ne def na ñaari at ci ginnaaw boobu kër gu gën a set loolu la ñu waxoon léegi bi ñu ko defee noonu ci village yi 3 villages yi noonu ñu def coupe dëkk bu gën a set beneen bi ñu teg dëkk bi nga xam ne ni moo gën a rafet tool ak beneen moo doon ko bu football bi loolu it wax dëgg yàlla dëkk yi ko gagné yëpp kenn ku nekk mérité na ko te aussi instant yi defe naa ne gars yi kenn ku nekk mu ngi bay sawaar ba nga xam ne ni ëllëg si biir yaa ngi yaan yàlla soir nga dajale 3 trophées yëpp wala soir nga jël benn. kon yéen président daf leen fekk seen yoon. président ke gars yi nga koy tooñ sax nee na war nañu fay droit d'auteur
alors c'est vrai yooyu yëpp nit daf koy def pour fa mu fekk baax. mais ma daje ak adjoint au maire Mamadou Ba bi ñu waxtaanee mu ne ma mais li ñu jaaxal mooy ku mel na Nazir li muy def nii yëpp daf koy def pour goxam mais lan moo ko tere moom mu dugal loxoom ci politique pour jël suñu maire yi. nekk na loo xam ne day yenn saa yi mu traversé sa xel. mu traversé sama xel waaw dina traversé sama xel waaye xam nga man àdduna li ma gëm mooy ni ku nekk rek fi nga nekk yow yaa mun a dem ba joxe résultat yi boo demee ba joxe résultat yi rek tey après ëllëg si biir lu ñu la mënta dénk rek yàlla dina ci mën a jàpp nga am ci ndam parce que Sénégalais dafa am ci lu bëree bëri tey ñu ngi koy doxalee man giseewuma noonu parce que tey maire yi am na ñoo xam ne ni leen di falee wax dëgg yàlla man d'accord moo ci député yi c'est la même chose moo tax affaire bi dama bëgg léegi tey comme que ñoom nee na ñu ngi ci waxtaan bi dialogue bi nii ñu waxtaan dem fond au fond tey ñu xam ne tey ñu bàyyi askan wi di fal bu ñu bàyyi askan wi di fal rek bu yàggee résultat dina am parce que Sénégal tey ñu ko mën a defar wax dëgg yàlla ñu ngi fi man tey bu ma doon taxawal gouvernement Sénégal laa la wax de mun naa taxawal gouvernement boo xam ne tey kenn soxlawu ci salaire te dinañ defar Sénégal bu mu baax. mooy ñuy tuddee les capitaines d'industrie ñi nga xam ne que ni. dañu góorgóorlul seen bopp mbapat ka ba egsi. tey jëriñ moo leen gën a soxal que jëriñu. parce que sédd nañu seen bopp ba pare. si seen ñàkku bopp. loolu la yàlla di dogal waaye bëgg-bëgg bi ak gis-gis bi da ci am solo. moo tax Sénégal tey bu ñu bëggee Sénégal dox yow li ngay njëkk a xalaat mooy tey man lan laay defar réew mi waaye booy toog di xalaat rek réew mi lan président lan lañ ma defar réew mi lan lañ ma defar rek loolu moom mooy loolu parce que wax dëgg yàlla boo nekkee ndaw yow patoo laaj woo dara jotul la wax dëgg yàlla saa yoo xëyee suba ba ngoon war nga mun a am ci loo jàpp pour liggéey pour loo defal réew mi loolu bu ko ñëpp xamee woon noonu rek jàppee ko noonu rek léegi tey bu baax. alors tey lu jëm ci maire boobu dégg naa léegi nga ni ñuy falale kon yow li Aliou Sall doon wax maire Guédiawaye ni dañu war a def élection suffrage universel direct askan bi dajaloo ñu voté ki nga xam ni que ni ñoom moom moo jiitu ñoom moom la ñu tànn kooku nekk maire ba mais pas ñuy dem ba ca biir maire ba di defaat ay coalition waxtaan seen biir pour ni kii la ñuy tabbu fekk ni que ni askan bi keneen la voté doon. c'est vrai man wax dëgg yàlla man noonu laa ko gisee noonu laa ko gëmee parce que waxuma la maire yi kese même député yi sax système boobu laa ci gis nga askan wi fekk ñu ngi fal xale yi léegi macha allah yeewu nañu lool xale yi léegi fekk ñoom ñu ngi leen di bàyyee seen xalaat ak seen décision rek ñoom ñuy fal yaakaar naa képp kuñ falati rek di nga amal askan wi njëriñ waaye ku amalul askan wi njëriñ moom kenn dootu la fi fal. alors bi ñu demee Diagane Barka waxtaan ak sa yaay parce que man moom toog ma ne kon xanaa Nazir xale la mu ne moom la muy def si jigéen ñi rek doy na bu yemoon foofu rek parce que ku suturaal jigéen yàlla suturaal la te gis naa ni côté boobu mi ngi leen di jàppale bu baax a baax soxna Nazir si boppam mi ngi ci biir tool yi ñu fekk moom ak Imam Cissé ñuy bay ma toog ma ni mais est-ce que tey pour que jigéenu Sénégal seen émergence taxaw faw mu jaar seen liggéeyu bopp. il faut mu jaar yi lu mënta ñàkk la te aussi man li ma gëm soxna Nazir Cissé wala soxna président wala ak képp bépp soxna rek moom li la war boo xëyee nga dem liggéey rek li ñuy war ñun ñëpp bu ñu xëyee ñu dem liggéey noonu la war a soxna parce que tey exemple dafa am ki nga xam ne tey moom moo aaye pour togg kooku mun nañ ko nangul mu toog ci kër gi waaye à part ku dul kóor ku toggul feebaroo dafa jara dara jotu la kooku moom da nga war a dem liggéey parce que bu ñu jàppee ci liggéey bi rek xam ne liggéey bi mooy doxal àdduna bi moom macha allah. kon Nazir yow bu mën a comprendre bu baax li nit ñi di wax naan xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti yow d'accord yow. pour yow liggéey moom moo amee réew. mosuma ciy d'accord te du ma ci mos a d'accord dafa am ñaari baat yu sonal Sénégalais yi mooy xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti njëriñ la nga fekkee. parce que tey bu nekkoon ne xaalis dañ koy xam naa ne moo boobu moom bu defee tubaab bi moo ko fi indi woon wax dëgg yàlla moom ndax nañu foofu demi nañu foofu xaalis dañ koy liggéey njëriñ la nga fekkee bu nekkoon ne loolu la it wax dëgg yàlla tey yaakaar naa ne kon tey ñun ñëpp bu ñu fi jiyee ko war a dem Arabie Saoudite comme suñu maam yi ni ñu ko doon defee noonu lañ ko defee waaye tey tubaab yi wax dëgg yàlla foofu mun nga leen ko nangul dañ jël seen responsabilité donte la ay centaine de personnes dee nañ ci ba ñu réussir loolu moo tax it bu ñu wax ne njëriñ la nga fekkee moom mooy la man Mouhamed Nazir li wax dëgg yàlla damay ñaan yàlla tey lépp lu ma dund ci kaw suur bu nekk dinaa ko samp garab bu ma ko mënoon lépp lu ma dund ci kaw suur boobu dinaa ko am emploi loolu mooy sama bëgg-bëgg mooy sama yéene li ci des na ci yàlla la des. parce que réew yi ngay dem yëpp yaa ngi dégg naa la ngay wax asiatique yi lu bare
seen marque de fabrique balaa ñuy def dara dinañu yar seen askan mais dañuy liggéey. ku si jóg suba ba ngoon da ngay liggéey. parce que gis naa bi ma demee Kër Bakary Cissé yaakaar naa ne que ni Kéba moo waxoon ni ma damay xëy 7h30 mais balaa may génn sama tool 21h. loolu liggéey la. waaw c'est vrai noonu la fa demee ñoom Kéba Diop ñoom Madi Cissé wax dëgg yàlla moom laa la wax ne ñoom dem nañ ba nga xam ne affaire bi amoor la tey boo ci duggee rek noo ci gën di yàggee rek day nekk loo xam ne sa kër bi lay nekk dem nañ ba nga xam ne tey des fois sax dañuy taal lampe di arrosé. te loolu it incha allah loolu it am na ci benn tool boo xam ne bi nga koy def sécurité mu tombé koor gi gars yi ci koor gi ci guddi gi lañ ko liggéey. ci guddi gi lañ ko liggéey parce que tey am na foo xam ne tey weer bi bu fa tolloo rek tey mun nga di liggéey guddi te aussi bu lumière amee wax dëgg yàlla liggéey guddi bi mun na am waaye daal ñun balaa ñuy wax waxi liggéey guddi dëgg-dëgg sax nañ ndaw yi nangoo liggéey rek te ndaw yi daal ñu ngi commencé benn nag nangooguñ 100% waaye ñu ngi commencé benn. président dafa waxoon mbirum production ngeen nekk si mais mbirum wér-gu-yaram itam nekk na loo xam ne soxal na fa nit ñi. soxal nañu bu baax a baax ba nga xam ne defoon nañu fa consultation gratuite wax dëgg yàlla loolu bi ñu ko defee jàngee nañ ko lu bëree bëri yàlla dogal na sax fekkul ma fi woon waaye ñi ko organisé woon ci laa bokkoon te aussi vidéo yi yëpp fekkoon na ma foofu ba nga xam ne foofu it am na beneen liggéey boo xam ne bu am solo la ñu ngi koy def wax dëgg yàlla tey yàlla dañu dimbale daanaka tey boo demee booy commencé demee extérieur lu toll ci 20 ans fu nekk di nga fa am connaissance di nga fa am relation moo tax point bu nekk it am na koo xam ne tey mu ngi ci liggéey bu am solo ba nga xam ne tey yaakaar naa ne daal commune Barka bu si yàlla àndee léegi tey changement am. mbir mi xaw ma diñ ko wax xaw ma doo ko wax. mais dañu reporter élection locale yi bu ñu demoon ba egg fa Nazir mën na taxaw samp na ndëm. incha allah bu ci yàlla àndee parce que mu ngi dépendre ci mbooloo mi moom lu ñu décidé rek Nasir moom loolu la bëgg parce que Nasir lii mu nekkoon moom nekkul élection moo ko ci dugal depuis 2012 ba tey maa ngi woon ci liggéey bii nii te aussi même bu leneen xewoon it bu élection yi amoon ni tey ñu samp keneen it Nasir loolu du problème Nasir lan mooy problème naka lay mën a def ba nga xam ne ni Sénégal dina am beneen xar-xaram barsalam barsàq bi dina arrêté ndaw yëpp dinañ am liggéey te aussi ni ma la doon waxee noonu ci commune bi tey boo xoolee 23 villages yëpp tey village bu nekk tey bu ñu fa amee 100 personnes rek loolu boo ko defee totalisé da lay jox 2300 yooyu boo ko multiplier par 5 ans da lay jox 11500 yooyu bu baax day tax commune bi moom kenn dootu fa xëy tëdd ñëppay am liggéey. alors dafa mel ne que ni yow tey sa lépp fondement bi mooy diine et que. li ñuy wax ixsaan si wàllu diine moom ngay demee rafetal lépp delloo lépp li nga xam ne que ni moom mooy askan bi ñenn ñi dañ naan la Nazir jàngul école mais la mu jàng ca alxuraan bi moom moo ko téye moom mooy yàqinu li muy def est-ce que lu am la lu am la c'est vrai lu am la parce que tey exemple Sénégal li ko gën a tardeel loolu ci la bokk un jour ndeysaan dama dégg Aliou Sall di ko wax mu ne dafa am benn jour mu doon nettali benn histoire ne benn tubaab bi ñu fal gouvernement Sénégal temps wu Senghor ñu rappelé gouvernement bi ba mu jeex tubaab bi laaj ne moom déggul kat turu Sëñ Fallou ñu ne ko kooku ci nit yi di ñeneen la bokk mooy la ñeen seen réew mi du dem réew mi nag loolu moo ko tardeel boobu ba léegi waa daara dañ ñëw ne ñoom bokkuñ ci réew mi wa ñi jiite ne leen yéen bokk leen ci moo tax réew mi galagoosi gi bi mu am nii mu am ci waaye bu ñëpp jàppee ne ñoom ci lañ bokk rek incha allah léegi tey ndam am. waa daara faw ñu delloo leen li nga xam ne que ni moom mooy seen place mais dafay fekk itam ñoom ñu dugal seen loxo. parce que nag loo moom kenn du la si woo. c'est vrai ku mel ne Mohamed Nasir Cissé moom noonu la ko gisee parce que wax dëgg yàlla boo nekk ci dëkk di fay lépp sa droit yi nga xam ne yaa ngi ko war a fay di ko fay dafa am ci loo xam ne ni nag wax dëgg yàlla yow da nga war a fàtte sa bopp di xalaat sa askan boo ko xalaatee rek loolu nag loolu tey da ngay wàcc ci terrain bi tey ñoom lu mu leen jaral rek moom tamit yow na la jaral lu toll noonu bu amee noonu rek te aussi ndaw yi moom léegi comme ni ma la ko waxee macha allah incha allah. parce que naan aqrabikum dëgg yàlla que moom inna laaha kaana muran yow ci biir mbir mi ñu bari dañ jàpp ni que ni dooy di dige loo mënul et souvent même dige bi du am da ngay ñëw def action bi ngay privilégié que wax bi. waaw xam nga wax bu bëri moom daanaka amul njëriñ tey exemple comme lii nii ñuy def nii lu mënta ñàkk la waaye tey boo xamee xoolee sama profil WhatsApp rek amul benn boo xam ne sama photo mu nga jox parce que Nazir Cissé jëm moom amul solo lan mooy li am solo li muy wax ak li muy jëf
li muy wax ak li muy jëf rek boo population bi comprendre rek waa loolu li la resté amatul importance. Nazir 2012 ba 2019 pratiquement 7 ans nga nekk si loo xam ne que ni social la mais social de production pour que nit ñi mën a kenn ku si nekk mën si gis sa bopp kenn ku si nekk mën a wéetal sa bopp am loo def sa poche sa dignité nga gàddu ko parce que du assistance ngay def kaay leen ñu liggéey la yoon bi nii la te dinaa teg moyens yi pour ñu dem mais loolu nekk na loo xam ne kenn lu diis la. financièrement nekk na loo xam ne kenn lu diis la. waaw financièrement lu diis la loolu kenn waxatul ko lu diis la moom macha allah waaye nee naa la lu nu diis tey ci poson ma jox la benn exemple rek tam Kër Bakary Cissé gi ma juddoo foofu. tey li ñu utiliser ci ndox bu nekkoon ndoxu S2 bu ñu waroon a fay la ay centaine de millions la te ay centaine de milliards la jëm waaye comme que yàlla def nañu pexe ba nga xam ne tey wax dëgg yàlla bépp kër goo dugg am na robinet am na ndox mu dooy te aussi liñ la fay laaj ci keesu dëkk ba lay demaat loo xam ne day doxalaat dëkk bi d'accord dëgg la ñu ngi wax Mouhamed Nassir waaye nag am na ci lu bëree bëri loo xam ne participation lay nekk parce que ñun am nañ sax benn boo xam ne pala leeral suñu dëkk lañ ko tuddee pala boobu tey exemple lu mel ni solaire moo ko war a mën a doxal te aussi loolu dañ koy cotiser chaque semaine moo tax xañ na Mouhamed Nassir moo fa si kaw waaye nag am na ñu nekk si suuf ñoo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi def loo xam ne macha allah daal bi ma amee Kër Bakary Cissé noonu la amee ci 23 villages yi encore équipe la finalement équipe la parce que man li ma gëm bu ma xamoon ne man kese rek maa mun man kese rek maay def moom du ma si sax dugg parce que doomu aadama dafa am ñett yu ko tënk mooy fi ngay amee ak fi ngay ñàkkee dafa jege fi ngay wéree ak fi ngay wéredee dafa jege fi ngay dundee ak fi nga fay jógee ko dafa jege yooyu ñett yooyu nag boo ko xasee xam rek moo tax lépp looy commencé rek da ngay ñaan yàlla mu nekk équipe boo xam ne ëllëg si bi yooyu bu ci am rek affaire bi day continuer waaye bu nekkee loolu amul rek problème day am. parce que damay waxtaan ak sa waajur bu jigéen mu ni ma tànk mi ngi jàpp ni yàlla mën na ko def mu nekk sorooru juma yaakaar moom rek moo nekk si kaw mais muy xalaat ni que ni heure bu ngelaw ñëwee mën a dugg ci biir teen bi dina xam ni que ni A ak B bi nekk na lu jegeyantoo ba fu muy teg tànkam si lu baax la koy obligé teg bu baax a baax loolu mooy àdduna parce que mooy comme li ma la wax rek àdduna bi noonu lay demee rek am ak ñàkk dafa jege te aussi lu nekk rek gis nañ ko fii ci àdduna moo tax dara waruñu bett dara waruñu jaaxal lenn lu nekk rek dañ ko war di sóoraale buñ ko sóoraale rek lu xew ëllëg rek incha allah ndam dina am. Mohamed Nazir Cissé président donc mouvement jàppo liggéey suqali suñu gox ci Kër Bakary Cissé bokk ci commune bu Diegane Barka mi ngi nekk ginnaaw fi nga xam ne mooy commune bu Passy moom dafa mel ne yenn saa yi dafa leen di nëbbu trop ba ñu leen di fàtte. waaw Passy ak Kër Bakary Cissé dafa jege lool moom wax dëgg yàlla xañ na dëkk Passy ni ñu koy doxalee la ni ñu koy doxalee moo waral jafe-jafe yi doon am loolu moom boo xamee xoolee carte Sénégal gi sax noonu la demee mooy lu mel ne régions yi rek. foofu la njëkk a commencé ñëw ci communes yi moo tax découpage yi moom war nañ ci di mën a bàyyi xel bu baax daal waaye loolu ba léegi am na conséquence amul conséquence daal loolu amul solo li ci am solo daal mooy population bi ñoom ni ñu bëggante ni ñu yéenante ni ñu kii parce que ni ma amee relation ci commune Diegane Barka noonu laa ko amee relation ci commune Passy ba nga xam ne Passy sax ni ma amee kër commune Diegane noonu laa ko amee Passy it encore. emploi temps bi naka lay demee diggante tukki gérer magasin yi fii Dakar war a xalaat la am fële di ko contrôler parce que itam booy liggéeyloo ay nit wala nekk ak ay nit faaw ñu lay jege faaw ñuy xam si loo nekk faaw yow tamit ngay xam fan la mbir mi toll. nekk na emploi temps boo xam ne yenn saa yi pour nga am sa jot bopp dina metti waaw dina metti lool dina metti ba nga xam ne sax soxna si des fois sax mu lay sànni xeer na la jëkkër dama doon muslu ci jëkkër Modou waaye li ma am sax Modou ko gën tey bu nekkoon Modou la sax di nga nekk moom un mois nga sentir ko waaye koo xam ne 24 heures sur 24 day daw rek moom mooy loolu waaye loolu it ñu xam ne ndogalu yàlla la rek loolu it amul benn problème moo tax daal comme li nga wax noonu li ci ëpp solo mooy tey exemple mooy ña nga fay tege rek ña fay nekk parce que wax dëgg yàlla ñu ngi liggéeyloo ak ay responsabilités yoo xam ne ni wax dëgg yàlla macha allah ay kilifa lañ defe naa ne keroog bi nga demee fekk fa imam Mouhamed Lamine Cissé wax dëgg yàlla depuis 2012 ba tey mu ngi foofu ci tool bi décoration wul benn yoon te aussi lu mënta am rek affaire bi réussir moo ko gënal. am na si nag ñoo xam ne que ni faaw ñu tendance léegi-léegi nee nga soxna si daf lay sànni xeer am na ñu ni normalement boo nekkee opérateur économique ñu xam la sa soxna dafa war a nekk sa wet si Dakar di takk ay or am 4x4 bu rafet.
wala mbir mi mbirum daara la faaw kenn ku nekk liggéey. jaamu yàlla taxawu ñeneen ñi. waaw foofu dama la ci jox ñaari exemple ñaar ñoo xam ne damay jàngee ci ñoom lu bëree bëri kii ji jiitu muy ku mel ne Sadio Mané ku mel ne Akon parce que dafa am un jour mooy seetaan benn documentaire ku mel ni kii benn émission la woon sax Akon muy waa ji di ko laaj na ko am na benn oto bu génn lan moo tax jëndoo ko mu ne ko xoolal sama parking bi nii ñaata oto ñoo fi nekk ay millions de dollars yi may jël def ko ci oto bi jël ko investir ko Afrique moo ma ko gënal te aussi gis-gis boobu man tamit noonu la am xalaat boobu noonu la am noonu laay dundee encore parce que or moom baax na ci jigéen mën nañ ko am mën naa leen ko jëndal mën nañ ko jëndal seen bopp waaye première pas ba daal ñoom seen bopp ñu nangoo liggéey. yow daal liggéey moom mooy loo xam ne moom moo war ñëpp. moo war ñëpp. alors ñuy jeexalee dellu ci waat ci li nga xam ne que ni moom la ñu démarré woon muy mbirum UNACOIS bi nga ni 2020 bi faaw kenn ku nekk fàggu si seen ay biir waxtaan. yéen a ngi xool même bu ñuy yokk prix yi naka la ñuy def ba du diis trop si ñi nga xam ne ñoom ñooy consommateurs yi. d'accord xam nga yokk moom képp koo xam ne yaa ngi dem ci àdduna bi mun nga nangu ne yokk lu mun a nekk la kanaa yokk ni ñu koy defee moom mooy ëpp xam nga tey foo waree yokk tey 1% wala 2% nga ñëw indi 12% loolu day yéeme. parce que dafa am dëkk yoo xam ne tey wax dëgg yàlla mun nga wax ne fi ñu yegg yokk ndànk-ndànk moo leen fa yóbbu tey mun naa la ci jox exemple lu mel ni Turquie lu mel ni Allemagne lu mel ni Japon parce que Japon tey boo fa demoon di jënd benn téléphone ka fa dëkk. prix bi ñu ko koy jaayee ak yow gan bi lay gën a yomb ci ka fa dëkk te loolu dafa am ci dëkk moom wax dëgg yàlla taxi dafa bokk ci li koy dundal xam nga gis nga président bi lu mu bëgg a liggéey te amul moyen nit pour mu liggéey day xaw a jafe moo tax loolu it askan wi nañ ko xam waaye ñoom ñi jiitu it nañu yërëm askan wi bu ñu yërëmee askan bi xam ne yokk mënut a ñàkk waaye nañ koy def par benn parce que Allemagne ci mën a jox noonu c'est que le premier cent wi transport bi day yokk waaye li ñu ciy yokk ay centimes lay doon bu baax nit ñi mën nañ ko bañ a yëg. impôts yi itam yenn saa yi nekk luy dis trop sur ndoddu commerçant yi. te bu ngeen fayulee mu indi problème. waaw parce que marchandise li koy seeral yëpp loolu la muy douane ak impôt moom mooy seeral marchandise yëpp parce que tey des fois di nga jëlee benn conteneur li nga ciy fay douane mooy ëpp sax li nga koy jëndee marchandise bi te loolu ma tax marchandise bi di seer mooy li ma la doon wax ci yokk bi rek yokk bi ni ñu koy yokkee day ëpp waaye yokk ku mel ni man de xam nga di nga xam ne lu mënta ñàkk la waaye nag ñu ngi koy def étape par étape benn. parce que doon naa waxtaan ak sama benn xarit bu nekk ci milieu bi mu ne ma boo jëlee conteneur nga indi ko pour ñu jëlee ko ci bateau bi tegal la ko ci suuf rek di nga fay plus de 200 000. man ka leen mu ne ma yëkkati ko rek teg ko noonu. la ngay fay foofu parfois. mën na sax dépasser. transport bi fa nga ko jëndee ba muy egg Sénégal. ba muy egg c'est sûr lu kii la te aussi chaque jour rek dañu génnee loo xam ne nii li amoon 2018 ak li ñu ci yokk 2019 day am différence chaque jour rek ñu ngi lay indil taxi bu bees boo xam ne yow mosoo ko woon a xam ci importé. alors mu des sañu ñaari minutes pour ñu terminer am na loo xam ne mënuma la ko bañ a laaj parce que dégg naa sànq nga junj ko bi ngay wax sa waajur bu góor est-ce que dafay nekk koo xam ne que ni foo toll sa xel day dem si moom heure boo waree jël décision di nga ne bu fi nekkoon décision bi may jël dana si ànd du si ànd dana si kontaan du si kontaan wala moom bu doon moom la nii la koy defee. waaw parce que sama waajur bu góor roy waay la ci man. li tax mu nekk royuwaay ci man daanaka moom nekkoon na nit koo xam ne da doon jëfam moo ëppoon li muy wax daanaka ñi ko xam sax dañ doon kii nekkul nitu waxkat daal moo tax it côté boobu dama koy sóoraale lu bëree waaye wax dëgg yàlla du benn yoon du ñaari yoon dinaa toog di waxtaan ak moom lii laa bëgg a def te aussi dama ko doon nangul wax dëgg yàlla moo tax li ma nekk nii mu nekk fi mu uute ko yëpp yaakaar naa ne bu fi nekkoon ni comme nii la koy dox nii la koy gëmee it encore. ñu lay gërëm di la sant Mohamed Nazir Cissé. xëy na tur bi rek moom moo wane déjà mbir mi parce que am na tur yoo xam ne boo ko amee day dis si yow foo toll Mohamed Nazir. nekk na loo xam ne kenn am na du la war mukk si àdduna. du la war loolu mooy comme fi nga daane woon sànq rek ci waajur foofu lay commencé parce que dafa am un jour benn pas commerçant bu mag nekk marché HLM ma dem foofu di jaay mu may jaay tey lu mel ni waal mooy waal kii perkaal
après ma jox ko tur bi mu ne ma noo tudd ma ne ko Mouhamed Nassir Cissé mu waroon a bind facture bi ma ko ne Mouhamed Nassir Cissé rek dafa tegaat bi dama wax dëgg yàlla sama doom war nga góorgóorlu bu baax a baax de sa papa moom di seetlu loolu leen bi ma waxee loolu na affaire bi mu frappé ma waaye daal wax dëgg yàlla li may waxaat daal encore une fois balaa ñuy tëj mooy tey lu mel ni mouvement jàpp suqali suñu gox ñu ngi liggéey bu am solo ci commune Diagane Barka parce que damay bañ di lim rek waaye dama ko waroon a tudd benn nit ñëpp ba ñu jeex waaye daal gis naa ne yoon bi ñu jël nii moom nañ ko jàpp pour jéem a génne Sénégal ci guute gi mu nekk parce que lépp loo gis ci àdduna rek exemple lay doon lépp loo gis rek day am fu muy commencé benn ñaar ñett ba continuer te aussi comme que commencé nañ toll ba fi ñu yegg si nii yeneen commune ñëw nañ foofu ne li ñuy def ne neex na leen ba heure bu nekk sax man personnellement mi dem ci guddi rek moo ci mujj am na benn groupe bu ñu ma invité woon ñu ko waa Sukkata pour doxal suñu réew parce que Sukkata boobu it wax dëgg yàlla nekk na dëkk boo xam ne nii moom tamit macha allah parce que def nañ seen case de santé le 14 décembre bi rek lañ doon inauguré seen ambulance boo xam ne ñoom population bi ñoo ko jënd. moo tax loolu it fi may waxaat mooy ñun ndaw yëpp ñu bañ a concentré wu ci gouvernement bi kese parce que mbooloo rek mooy doole bu mbooloo mi àndee rek xalaat ne war nañu mën a defar seen village rek seen département seen commune seen région rek bu yàggee Sénégal dox. jërëjëf Mouhamed Nassir ñu lay gërëm di la sant en tout cas suñu compagnonnage du yam fii dañuy soog a door faaw ñu delluwaat fi nga xam ni que ni moom mooy commune Diagane Barka dugg si biir village yi xool visiter dëkk bi nga xam ni que ni moom moo remporté woon coupe ci wàllu set boobu ci 29 décembre bi ñu génn parce que nag investissement yi am na doole gis nañu ni ñu daggee tool yi ni ñu koy di defaree mu nekk des exemples par bu ma fa demee équipe bi ñu àndaloon ñun li ñu njëkk a trouvé mooy ni que ni émergence bi président Macky Sall di wax am na au moins gox boo xam ni ñoom commencé nañu si mën nañu servir de pilote par rapport aux autres communes du Sénégal. En tout cas ñu lay remercier bu baax Mouhamed Nassir. ñu ngi lay jaajëfal benn wax. bu la neexee rek nga mën a dellu si ñu seqal waxtaan. abul benn problème benn ñu ngi leen di déglu di leen xaar rek saa yu ngeen soxla daal bu ngeen ooyee ñu ñëw bu soobee yàlla. may nuyu ñu dagaloon foofu yëpp Imam Cissé Mohamed Touré nga xam ne kenn moom mooy suñu guide ci biir dëkk ba Kéba ak Madi ñoom tamit nekk ñoo xam ne kenn jot nañ fa miinante trop jot bi moo barewul woon pour ñu toog mën a dem ci yenn gox-goxaan yi mais incha allahu rabbi c'est promis que dinañu dellu si mbokk yi ñu leen di gërëm di leen sant Mohamed Nicolas bi may dugg si mi ngi toogoon di julli di wérd moom mooy jël antenne bi ba 10h incha allah 10h 11h taal ngol-ngol ñu moom semaine bii duñu amal grandes heures ndax dafa am ay changement ci biir programme yi ak ci biir kër gi defaraat studio yi gën ko naatalaat bu baax xam naa lundi incha allah la ñuy dellu soit ak yéen ci les grandes heures ñu leen di ñaanal bëccëgu jàmm talaatay jàmm ci suñu antenne may gërëm Ousmane mi nekkoon si régie bi moom ak Pape Samb très bonne journée on se retrouve demain à 7h incha allah.